voilà donc rubrique people egsi nañu ci sonk sanu jotoon na lim tey ñi nga xamante ne ci ñoom la nar a wax donc dama koy bàyyi mu développé. waaw xadi ko la leen sànq limoon naa fi ñu bari si lu ma war a wax damay ñëw directement si Balla Diouf di lutteur fële ca Fass ku nekk xam na ne ku ne Balla Diouf na Fass mu am ay kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci kii di Tafa Gueye ginnaaw bu mu doon amal waxtaan ak waa Pikine Production moom nag nee na si kanamu Tafa Gueye la màggee moom ak Gris Bordeaux ak ñeneen ak ñeneen nee na carrière am yëpp Fass la ko defee yàgg nañu yëkkati drapeau Fass yàgg nañu taxaw di xeexal Fass ba tax na mu ne Tafa Gueye naafeq la lu tax mu ne naafeq la parce que nee na kii de moom Gris Bordeaux daf ko tuumaal ne ko daf ko doon filmer si combat bi mu doon am diggante Modou Lo ba noppi nee na aussi Gris da doon wax chaque jour ne buy entraîné kii di Balla Diouf du ñëw nee na mu nekk ay wax yoo xam ne moom dafa xëy rek dégg ko xamul fu mu jógee nee na moom Tafa Gueye comme moo nekkoon seeni kilifa ñu màgg ci kanamam li gënoon rafet mooy bu problème amee ci diggante Gris Bordeaux ak moom moo waroon njëkk a taxaw woo ko téléphone ne ko lan moo xew wala sax mu woo leen lijjanti ko mais def ko automatiquement dafa rangé aussi ginnaaw Gris Bordeaux nekk ci wetam ba moom moo ko mujjee woo bi mu ko woowee li mu ko doon xamal mooy ay non c'est-à-dire parce que moo tax mu yëkkati kàddu boobu jëmale ko ci kii di Moustapha Gueye ne naa fekk la waa Sénégal ñu ko xam. man daal xam nga nañu waxante dëgg rek mais Fass écurie bu Fass. problème yii moo tax day répercuté ci résultats yi. dégg nga depuis bu ma dégg ay coow lii du léegi rek laa koy soog a dégg non non c'est pas bon ci maanaam équipe sport la on est en terre de sport dafa am yoo xam ne àndu ci ay wax yu ñaaw. ay wax yu kii loolu moo dal kii parce que qu'on se dise la vérité Fass a toujours dafa mës a am ay mbër yu mag. commencé comme Mbaye Guèye même sax Mame Gorgui Ndiaye avant muy dem Mame Gorgui Ndiaye. nga ñëw ay mbiita dégg nga ah. kii di Mbaye Guèye. kii nga xam ne moom mooy Tafa Gueye. nga ñëw ci kii nga xam ne moom fi nekk Gris Bordeaux quel que soit alpha Gris Bordeaux Lac Rose ñooñu ay mbër yu mag lañu yu aay lañu moom mi tamit def na ay temps ba mën na bëri. waaye nag man defe naa ne ñoom seen biir y a un problème. ñoom ñoo war a régler seen le problème de Fass les contre-performances de Fass se trouve ci loolu la nekk. xadi ko la ne la foofu lay jógee ñëw ci soxna Aïda Saliou bu Serigne Béthio Thioune moom nag dafa yëkkati koppar gu bëri toll ci 270 millions daal di ko may kii di borom këram waa Dakar Buzz di laaj dong fan la koppar yooyu jógee. waaw. 270 millions ah dina leen tontu sûrement. kan ku may loolu. soxna bu Cheikh Béthio Thioune. waaw mais non mais attends waaw mais bu dee moom xaalisam nag. 270 millions 300 milliards rek ay nangam. waaw. lii la. 270 millions. non c'est que lii nag c'est que nag gis nga non lii moom vraiment non lii mënoon na ñàkk de. loola la. waaw waaye loolu la quoi c'est vrai dëgg la waaye nag xam nga dëkk bi dafa am ñu sonn. dafa am ñu sonn bu ñu gisee lii dafa am leen di metti. dañuy frustré. loolu la quoi xam nga man dëgg la xaalisam la moom xaalisam. moo gën de. non du ay gëm man lu ma la wax dama ne moom xaalisam nañ bàyyi moom xaalisam. waaye nag moo ko yéene borom këram jox ko. yéene borom këram. waaye nag man li may wax rek moom mooy dëgg la mais am ñoo xam ne nii buñ koy def dafa am ñoo xam ne vraiment du neex ci ñoom. dëgg la ma jàll ci Ouzin Keita Khady Colonel ku nekk xam na ne temps yi mu ngi def buzz bu baax ñëpp ñu ngi koy tudd waaye nag nee na moom il a été victime d'agression ay charretier ñoo xam ne ni jour combat Modou Lo ak Balla Gaye si lañ ko agressé woon nan lañ ko agressé nee na dañ ko gis rek topp ko léegi ni ñu ko toppee noonu au lieu ñuy door fas bi moom lañ koy door naan ko vrek garat nee na muy daw ñu topp ko di ko dóor affaire bi foofu la inspiration singalam bu bees bi génnee muy vruj varaj. d'accord et puis coach de laajte luy vruj vrek. mu ngi loolu moom la wax ne dañ ko agressé woon topp ko buñ dóoree fas bi benn varaj moom ñu vruj varaj ko ñaari yoon après affaire bi nag marqué ko mu tuddee ko
Dakar Buzz ñu ko xamal. donc c'était un mal pour un bien. non attends non il a raison mais xam nga mooy inspiration noonu la. et même wayam bi mu way ramasse c'est parce que dañ ko ramasse. waaw non c'est que inspiration xam nga non mais attends am na waykat yoo xam dañuy toog rek wéy benn wéy dañuy toog rek benn vie bu ñu dund la. mais donc foofu lay jàllee ñëw si Naar Codou Diouf elle a 23 ans di étudiante en master de droit à ISUP Dakar moom nag moo nekkoon Sacré Miss Héritage Africa moo ñu nar a fas yéene teewal fële ca Chine si concours Miss Monde 2018 moom nag nee na elle est consciente que ne loolu du concours bu ndaw parce que plus de 100 pays dinañ bokk ci concours boobu lee moo nekk noonu Naar Codou Diouf incha allah le 19 octobre prochain lay daal di quitter fii Sénégal pour dem waajal li nga xam ne moo di concours bu naka am foofu ci Chine waa Dakaractu ñu ko xamal. waaw donc moom moo ñuy représenté kan waaw fu mu nekk nii mooy suñu équipe nationale. waaw mooy représenté suñu drapeau. waaw suñu équipe nationale beauté mode. yëpp waaw xanaa di koy ñaanal rek. comme ni ñu ñaanal suñu gaynde football yeeg basket yeeg volleyball. moom tam nañ ko ñaanal. moom tam nañ ko mais ni ko gisee nii ndax. parce que photo yi. bii ak bële. c'est vrai que ñu man de bu dee photo bee bu dee bii moom voilà bii moom voilà waaye photo bee moom bu dee nee la mel de moom waaw bu dee nii la mel baax waaye nee moom nii moom sax tamit waaye nii baax na. dafa mel ni gisoo ne moom war nañoo mën a teewal pour gagner kii bi. doo dégg li ma la wax ñaari photo lañ ma wax xam nga man gisuma ko jàkkaar nii dama ne bu dee bii la voilà merci ça bu dee photo bii. waaw kii wóoru naa ko waaye bu dee photo bee nee la mel beneen bi indi ma bii ah. pourtant coach bii moo daal photo bee ko. man je trouve que bee moo. bee moo daa ma ne Awa Diop bii bu dee bii la xale bi nii la mel wóoru naa ko waaye bu dee nee la mel nii téye sama xel téye la. Khady Colonel ma ñëw si Assane Diouf encore une fois xam nañ ne fan yii yëpp nit ñi ñu ngi dem xel comme ci toolu Serigne Saliou Mbacké ya moom Assane Diouf nag am benn accrochage bu mu fa am ak Pape Diouf bu Génération Consciente moom nag nee na bi mu demee mu ngi woon ci li ko fa yóbbu ànd ak Cheikh Amar ak kii ay garde corps mag yooyu bi mu demee ba yegg nee na yàgg na dem xel comme doon fa liggéey te temps yooyu une semaine bi daanaka benn mburu la ci lekk ak benn poto ndox la ci am donc ren bu demee bay dem yóbbaal ay sachet ndox di ko may ñi nga xam ne ñoo fa nekk xéewal la nee na ni mu taxawee noonu si la daal di jékki-jékki chez Tange di suñu naataango muy wax téléphone ba tudd turam Assane Diouf nee na si la wax jarbaata ñu àndaloon que journaliste bee de mu ngi wax bay tudd sama tur waaye du wax katu dëgg moom nawloowu ko parce que góor la boo xam ne nii day xeesal du samay kàddu Assane Diouf la nee na bi mu wax loolu pareegul la daal di gis Pape Diouf ci boppam romb ko nee na bëgg ko sax xool mais Pape Diouf daf ko romb rek dem nee na subitement si la kii di frère Pape Diouf bi dawee fee bëgg ko attaqué ne ko yow yaa doon saaga sama maak patati patata gars yi intervenir garde corps Pape Diouf yi aussi attaqué ko et tout ñi nga xam ne ñoo nekkoon garde corps Cheikh Amar ñoo mujjee calmer affaire bi tey Assane Diouf ku nekk dem sa wàll ba tey moom version boobu la joxe ne loolu moo leen jotale 24 heures après loolu kii di garde corps Pape Diouf posté benn vidéo di clash aussi Assane Diouf ne kii la Ami Mbacké Diouf parce que ne ko bu taxawoon dina ko def kon xale bu ndaw wan ko ne moom làmmiñ bu rëy rek la am di wax waaye fuñ ko fekk dinañ ko dóor boobu ni ma ko mën a expliquer. après loolu aussi ki nga xam ne moo di Cheikh Amar réagir na si loolu ñu laaj ko naka la gisee problème bi nga xam ne moo xewoon ca Xelkom nee na moom déjà gis na dégg na ne site internet yëpp ñu ngi wax problème boobu di ci tudd du lire internet amul site internet nee na kii di Pape Diouf ak Assane Diouf faralu ci kenn parce que xamuñu réellement lan lañ jotee donc bu ñu sañee ñëw ba Xelkom di fa régler seeni compte seen diggante la ak sëriñam ak seen sëriñ ak sëriñ Touba nee na aussi ki nga xam ne moo tooñ ba ñëw sañee ñëw ba biir Xelkom di fa jotee dina ko gis
nañ ko génnee seen wax yooyu waa Dakar Buzz ñoo ñu ko xamal. et c'est la première fois que lu mel nii di am Xelcom pourquoi ñëw ba Xelcom en fait di fa régler seen compte. waaw xam nga lii yëpp moom mooy Assane Diouf il faut s'attendre à tout par rapport ak li mu doon wax ñi ma doon saaga xam nga tam saaga dafa neexul. xam nga nit ki tamit boo ko saagaa. mais nga am auteur coach nga xam ne waaw kii nekkoon tamit n'importe où. non naa ñëw ci foofu parce que balaa may ñëw ci foofu mooy damay wax ne rek que man je le dis dama ne Assane Diouf buy dem di est-ce que mu ngi en sécurité. di dem nii ci nit yi attention c'est parce que yi mu doon wax. dégg nga mu ngi doon saaga baaxul. Pape Diouf comme je le connais Pape Diouf du ak dimension bi mu am. du nekk foofu lii moo tax rek xam naa bi frère bi kii xol bi tàng ou bien ba sax muy réagir mais daf ma wóor ne bu kenn waxuloon dara dinañ dem ba jeexal ba ëllëg ñu dem daje ci benn ruux. régler seen compte foofu. ça je le pense. en tout cas doy na waar foofu laay jógee daal di tëj ak les jeunes de Khalifa Sall ñoom nag dañoo bu amuloon benn marche bu ñu doon def ci boulevard de la République pour exiger libération Khalifa Sall waaw mais dañoo jékki-jékki ci biir foule bi am kenn ku ci jël benn xeer sànni ko policiers yi automatiquement si la force de l'ordre daal di mer commencé leen sànni ay bombes lacrymogènes. Journaliste muy ñu doon romb muy kenn mu doon jàmmaarloo boo xam ne tàngoon na lool xaji ko la ne ca hôtel de ville de Dakar amoon na 40 minutes yoo xam ne ni kenn mënul nooyi foofu ndax bombe lacrymogène yi tout waa Dakar Buzz ñooñu ko xamal. bon mais xam nga xool gis nga man damay lancer benn appel rek ci Macky Sall na bàyyi Khalifa Sall. franchement. xam nga lu tax dëkk bi jàmm lañu bëgg. dégg nga non c'est que na bàyyi Khalifa Sall mu dem régler ay parteem ku nekk régler compétition la. kuy 2019 kuy gagné mu jeex. parce que biir yi kenn xamatul lu muy ñëw. voilà loolu quoi parce que gi mooy indi ji yéen a ngi fàtte fii bi fii Ablaye Wade nekk en prison. gis ngeen dëkk bi ni mu neew 1 2 3 xeex be cooki beeg loolu yëpp sànni xeer yi yàq fii. parce que ñii di marche aussi tant que Khalifa Sall génn. moom laa lay parce que am na yoo xam ne sincèrement bon ñoom comme man la ñu dañuy naan non ni ñu ko tëjee jaaduwul nangam yooyu kon sincèrement nañu bàyyi bu fekkee ne moom day woote dialogue j'ai dit bu dee Macky Sall day woote dialogue. nañ njëkk a dialoguer ci loolu mooy que ñu apaiser espace politique bi nañ ko apaiser après ñu dem nag compétition normale ku gañ ku mën sa morom duma. daan mooy dëgg. et puis lii du fi yem bu fekkee. non non quoi il faut arrêter. voilà mais léegi dépassé nañu ay sàndante xeex ay nangam lii nag lu ko mën a régler loolu la. et puis Amazon Khalifa Sall yi ñu ngi xam ne ni que ci weeru octobre dinañ def marche des awra là c'est encore pire ils vont marcher nus donc. lan nga ne. marche des awra yi nga xamante ne Amazon. dañuy marché lan. dañuy marche wane seen ay awra bu ñu libéré wul Khalifa Sall. waaw ñoom ci mois d'octobre mu ngi bëgg a rek. day dëkk bi. ñoom loolu lañ bëgg. loolu lañ bëgg en fait loolu lañ bëgg. ay magum jëmm nekk noonu di dox loolu di dem day dëkk bi. billaahi day dëkk bi. et puis am na Togo loolu. am na Togo. ci semaine bi ñu weesu. yow laa ko gis nga ñag yi seen dëkk bi day jaxasoo rek te ñun bëgguñu dëkk bi la. mais mag ñi xam nañu loolu. waaw xam nañu lan mooy. jafe-jafe li génnee say awra. voilà et puis ñoom wax nañ ko même c'est pour Macky Sall mais également umaale dëkk bi. donc nag boo génnee Khalifa Sall avant ñuy yegg foofu. bon Macky Sall ba ñu dimbale. yàlla génnal fii balaa ñuy génnal kii Amazon yi dañuy rek doy na.